Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf corps de contrôle bi di inspection générale d'État des na ko dégg ca poste fan yi di ñëw l'observateur moo ñu ko xëy xamal ubbil yéenekaay bi anam yi kër ga di doxee la ñuy lu ñu tujje ndax dégâts yi am ci société bii di la poste jéggi na dayo journal bi nañu xëy na sax dugguleet ñuy dégg jëfi yuqu njur ca poste ndax société bii di poste dafa jël mal gouvernance rek aakimu ko waaye ñaxtu yeeg xultu yeeg njàmbat yu bari yi ñu fay dégg fan yi moo accéléré dem nga fa inspecteur général d'État yi war a dem journal bi dolli ñu ci ne ci programmation budgétaire ak économique pluriannuelle 2022-2024 gi ñu yóbboon ci assemblée nationale bu yàggul wax nañu ci téeméeri milliards ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ngir recapitalisation bu poste waaye fi ñu nekk nii xel tàmbali naa tey ci 127 milliards yooyee la Sénégal nañu ay wi sax dafa gën a yokku ca poste ndax ñoo nga fay wax détournement bu toll ci ñeenti milliards ba waa DIC di division investigation criminelle dugg ca audit bu ñu fa doon def ci la détournement ga feeñee am na ñaari agent di El Hadji Abdou Aziz Diop ak Mouhamadou Ndiaye teg nañu leen loxo ba tey jii ci lañ leen war a defeere ndax tuumay détournement deniers publics blanchiment capitaux faux et usage de faux ak escroquerie Vox Populi nañu détournement deniers publics ci réew mi léegi mi ngi fi mel ne feebaru coronavirus buy wàlle ndax bu weesoo jalgati di détournement gi ñu fi doon wax ca LONASE ak i détournement gi ñuy dégg ca poste am na geneenuk détournement gu am ca trésor ñeenti milliards yu teg juróom-benn téeméeri millions la ñu détourné ca direction comptabilité publique ak trésor journal Libération xëy dëggal xibaar bi ci xëtamu njëkk ba xamal ñu ñaari inspecteur du trésor yu ñu garde à vue démb ba tey ca brigade des affaires générales ndax tuumay jalgati koppari réew mi ak i njuuj njaaj leneen lu ñu doon bambu ci réew mi di trafic gi feeñ ci passeport diplomatique yi source waa xëy na di ñu xamal ña ñi ciy tuumal ana lan moo tax ñu amaat retour de parquet démb ginnaaw waa division investigation criminelle ak seen enquête bi ñu ci doon def waa section recherche rango nañu mbir mi li ñu bëgg a xam mooy gendarme yi ñu ciy tuumal lan moo leen ci dëggi dundu géeg seenu njëkk Sud Quotidien nee nañu moo di mitti na ci askan wi nit ñi àttanuñu ko te ñu bari ci askan wi nee nañu it sentiruñu taxawaayu association consommateur yi leen ci war a jàppale ak bàyyi gi am ci biir waa kër Ousmane Sonko yi di waa parti Pastef journal L'Info moom la xëyee bind ci xëtam mu njëkk ne Ousmane Sonko njiital parti Pastef dal na ci kaw militangam yi doon xiiroo ko ŋaayoo ci jamono investiture yi ak it ñi taxawal ay liste parallèle ci seen biir ak ñi ñu jàppe ay traître yu nekk ci seen biir Ousmane Sonko nee na leen ci suñu biir am na ci ñoo xam ne ñi ñuy xeex ba bëgg leen fee jële ñook ñooñee ñoo yem kiif léeg-léeg sax damay dem bay laaj ndax du ñoom ñoo yées li yees ci poste premier ministre bi ñu war a dellusi ci réew mi La Tribune nee nañu mooy ki ko war a doon ak ki war a doon numéro 2 bu Macky Sall bu ñu ci génnee Idrissa Seck ne moom it mi ngi ci lambu ji lambi Balla Gaye 2 Triple S doomi Double Less ak Boy Niang 2 càppaaculi Les Échos nee nañu bu ñu moytul combat bi du am li indi xiini miine gi moo di defatu Boy Niang 2 bi keroog diggam ak Tapha Tine Aziz Ndiaye mi agent bu Balla Gaye 2 di wax ci journal bi ne Boy Niang waneegul ci lambu ji lu war a mën a tax muy bëre ak Balla Gaye mënut a tegale ñaari defet ba noppi bëgg ne layi ne cëpp ne dafay bëre ak Balla Gaye 2 Gaston Mbengue mi tëgg combat bi mel ne kuy tontu ci xët mu njëkku yéenekaay bi li mu ci wax moo di Balla Gaye 2 xam na bu baax ne encaissé na ñeenti avance te dina bëre ak Boy Niang ñu ne Balla Gaye loo ci xam mu ne lu Aziz Ndiaye wax rek loolu lay def Aziz Ndiaye li mu wax ci sunu lamb moo di Boy Niang 2 du suñu priorité ñun Eumeu Sène la ñuy lijjanti bu ñu ca noppee lijjanti Bombardier Boy Niang faw dafay xaar na patienté at wala ñaari at soog a mën a laaj Triple S xale yi jigéen yi ci l'Observateur sut leenu bless dana jafe yëral xët mu njëkk journal bi ca jëppal fa la mbiree xewe di benn xale si ca marché bu jëppal sàcc fa juróom benn tissu de valeur ba ñu jàpp leen l'Observateur nañu malheureusement ñoom ñetti xale yu jigéen yooyu yëpp mu di Mariama toll ci fanweeri at ak benn Aïcha toll ci ñaar fukki at ak juróom-ñaar ak Fatoumata toll ci fanweeri at ñoo nga ca kaso ba suba ci àllarba ji ca lañ leen war a àtte sama trafic bu ñu am na ci mbiru passeport diplomatique ay député Boubacar Biaye ak Mamadou Sall nag ak ñeneen war a janook tey ci juge d'instruction bi tey la doon ci talaata bi ñu wutali Mbacké premier adjoint au maire ca brevet nag ne ci ay jafe-jafe ndax moom mi di morceau ma nga ca garde à vue ci mbiru faux usage de faux daal ci daal lañ ne dafa jàll di délivrer ab certificat de naissance den ci ànd ak yéen ci biir xibaar yi kaddu njëkk ministre enseignement supérieur jëm ci crise bi am ca université bu Bambey Cheikh Omar Anne di rafetlu daal na fa jàmm dellusiwaatee mun a xibaar ne am na ñaari UFR tax yu jël dogal ñëwaat ci organiser examen yi mu doon session unique ñaareel pàcc xibaar yi tàggat yaram ak Youssouf Bodian yéene kay moo di Mouhamed Ndiaye ci technique bi Abdoulaye Diop Yacine Pouy ci digital ba salaamaaleykum. Seydou Nourou Ba. dal leen jàmm ci rajo bi ngeen tàmmu RFM nañu ko tàmbale ak juge d'instruction nag tàmbale liggéey bi jëm ci mbir bi ñu xuma nan daal ne am na trafic ci ay passeport diplomatique mu nag war a déglu député yi di Mamadou Sall Boubacar Biaye ak ñeneen juróom-ñaar nag ci ñoom li ñu jot a teg loxo lu yàggul dara daal ñoom dañoo amoon retour de parquet dik nag mi yor enquête bi ngir ñenn ñi da leen déféré woon ca procureur
ñu wutali Mbàkke leneen di usage de faux nag moom mooy yëngal mairie ba foofe ca Mbàkke ndax premier adjoint au maire dañ ko teg loxo Mor Sow nag ma nga ca garde à vue ni ki démb moom tamit dañu daal dafa joxe ab faux maanaam certificat de naissance boo xam ne baaxul loolu nag gannaaw saisine bi nga xam ne délégué procureur moom moo ko daal di jébal président tribunal instance bu Mbàkke mi nag daal jàpp na daal ñu ngi ci mbir mi ñu wax leneen di xeex wala sax bataille politique wala tamit yoon diggante Locafrique Petrosen SA ak SAR nag mi ñu cité ci ab marché de gré à gré bu toll ci 200 milliards ci suñuy koppar nag joxe na ay kaddu maanaam leerlu na ne daal société africaine de raffinage boobee daal ci ab communiqué boo xam ne da ko jébal dina xibaar ne recapitalisation li ñuy wax levée de fonds nag conseil ba moom moo ko daal di nangu waaye nag SAR daal indiwul ay leeral ci nan la ñu tànnee AFC ak ñaata la war a laal ci ay commission ci boobule opération ndax Locafrique dafa jàpp ne dafa cher lool Amadou Sabar ba ci ay leeral. ñu koy jiiñ na dafa mbuxum ab marché boo xam ne toll na ci 200 milliards ci suñuy koppar société africaine de raffinage da cay àddu tey leeral li nga xam ne moo am mu tënk ko ci ñetti ponk ba ca njëkk lii ñu naan augmentation de capital SAR di xamle ne jafe-jafe moom am na ci kër ga na muy doxee te loolee bokk na ci li nga xam ne moo waral seeni résultat wàññeeku ci wàllu exploitation bi te loolee jur ay njeexital bokk na ci lii di raffinage bi waaye li nga xam ne tamit mooy baril pétrole bi wàcc te lenn waralu ko bu ñu sukkandikoo ci SAR muy mbas mi di coronavirus li soxal levée de fonds bi SAR di wax ne étape yëpp yi ñu jaar waa conseil d'administration bi ñoo ci ànd te dogal yi nga xam ne moo ca tukkee jaar na yoon maanaam lii ñu naan disposition statutaire nga xam ne mooy encadré ni mbir mi doxee ak tamit yenn règlement yi nga xam ne moo koy teg ci wàllum doxalin ak saytu bi ci leneen SAR di xam ne administrateurs yi ñoo ànd ñu jox ki nga xam ne mooy société bii di Africa Finance Corporation nekk arrangeur maanaam ñu yebal ko ci benn liggéey boo xam ne toll na ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaari milliards ci suñuy koppar loolee mu soxal ñu defar yeneen ñeenti mbànd yoo xam ne day stocké waaye tamit ñu fay yenn bor yi nga xam ne amal nañ ko banque yi ak yenn fournisseurs yoo xam ne ci nguur gi la ñu bokk ak yeneen dépense yoo xam ne def nañ ko ci boobile xaalis ci li soxal ni kër gi doxee ak wàllum approvisionnement bi le produit SAR di leeral na ne yooyu les contrats soxal production pétrolière bi ñu ngi ko jaarale ci anam yu mucc ayib mu ànd ak ñoo xam ne dañoo maîtriser li nga xam ne mooy wàllum exploitation ak wàllum finance loolee société bi di leeral nag ne moo waral ñu am ay résultats yu ñoŋ toll ci juróom-benn milliard ci suñuy koppar ci fanweeri fan ci weerum juin bii ñu génn te mu tukkee ci ñi nga xam ne mooy commissaire au compte yi. Amadou Sabax Ba juróomi simili moo tegu ci juróom-ñetti waxtu. RFM rajo askan wi. faw poste xoolaat yëraat bu baax a baax système bu jëm ci management fexe daal ba jëlee fa ñëpp daal ñoo xam ne compétence wala xarañ ci amuñu ci lenn li nag di ay kàddu Amadou Lamine Fall moom expert le management entreprise waaye nag lu jëm ci ay emploi daal yoo xam ne ko fa daal di menacé secrétaire général liggéeykatu poste daal di artu ne daal faw ñu xool yëf yi Serigne Saliou Seck ci ay leeral. Amadou Tidiane Fall expert la ci management xelam màcc itam ci lu yëkkati entreprise gis ne dañoo war a xoolaat ni ñu yore poste waaye it jëlee fa ñi fa nekk te amuñu fa benn xam-xam. kon nag kër gi yëpp war naa am kàngam gi fa nekk bu ko yoree fan yëpp quoi comme joxalante nit ñi fay liggéey et cetera ñooñu nag ñooy war di waxtaan constamment doyante bi war a joyante moo am nag ku leen coiffé nag yox tam mën a gis ci ko ñu teg bëtam di xool mais loolu la pour mu am aussi day am ci beneen fànn bi ñoo xam ne ñoo xool ci doxalin kër aussi day am doxalin loolu neex doxalin loolu yële vie kër amoo droit rek kay rek naan dox ma nangam moo am ñoo xam ne nag ñoo war a seet ndax yoon yooyu ñu tëral pour kër gi di jaar pour mën a dox ñu ngi ci jaar ñu ko ci jaare wala jaare wuñu ko ci loolu mooy tax kër dox ñëpp ñu fa dugal ñoo xam ne xam-xam dugal leen yaa mën a xel fa dugal ak wutal leen salaire ñooñu nag il faut ñu bàyyi fa ñoo xam ne dañu xam liggéey di ko saytu pour kër gi dox te kër gi bu doxee ñëpp la doxal parce que kër Sénégal poste la Sénégal ak moom. secrétaire général syndicat liggéeykat yu poste ak télécommunication section poste gis ne nguur gi dañoo war a teg ci poste ñu am compétence te bañ a xalaata wàññi liggéeykat yi Ibrahima Sarr. bu fekkee état bi bëgg na wax dëgg yàlla jooyanti kër gi xam na fu muy jaar pour jooyanti ko jéem a fexe ba xam li andi problème yi ñu jéem ko saafaral mais aussi jël ay mesures conservatoires ba li nga xam ne moom moo ñu andi ci situation bi ñu bañati am directeur général génn na temps yi di wax ay affaire masse salariale recrutement yi nga xam ne tey jii moom moo gonflé la masse salariale tey la wàllu gën a ay leneen li nga xam ne aussi génn na tiital liggéeykat yi bu baax a baax moom mooy plan de relance bi nga xam ne wax na ko te ci biir plan de relance bi daf ci dëxëñ benn plan de déflation maanaam jéem a wàññi liggéeykat yi loolu nag
mbir mu am solo soo xam ne la dañ ko war a waxtaanee ci biir kër gi avant ñu koy jébbal benn kuréel mais moom def na ko. poste diir bu yàgg mu nekk ci ay jafe-jafe lu joyantiwaat kër gi atum 2016 ak léegi ñu koy wax waaye ba fii mbir la moo xam ne antoogul. Serigne Saliou Seck Sonacos bu Lindiane jot naa dajale 16000 tonnes ci wàllu gerte di ay kaddu directeur général bu Sonacos Modou Diagne Fada nag ne leen rek moo ci jafe-jafe ndax ñii di ay camion dañuy faral di xaar lu yàgg laata ñuy jàpp li ñu daal di bay mu nag yokku ne daal ñu ngi ci liggéey bi ngir daal fexe ba indi ay saafara ci boobule jafe-jafe Modou Diagne Fada mu ngi ci micro beeg Pape Mbaye Diaw. wër nañu seko yi gis nañ ne alhamdulilah rabbil alamin camion yaa ngi fi chauffeur yaa ngi fi transporteur yaa ngi fi opérateur yaa ngi fi wax dëgg yàlla gerte gi mu ngi ñëw jamono jii ñuy wax ak yéen am nañu lu ëpp 16000 tonnes muy fukki junni ak juróom-benni junni tonnes ci gerte mu nekk lu nga xam ne lu am solo la bu ñu ko méngalee ak daaw li ñu campagne lépp si kaw la amuñu lu mat juróomi junni tonnes kon yaakaar naa ne ren xel mun na dal alors léegi nag gis nañu gerte gi gis nañu camion yi li nga xam ne gis nañ ko fi ci ay rëq-rëq yu nga xam ne du ñu delloo Ndakaaru war nañ ko jubbanti wala bala ñoo dellu Ndakaaru sax war nañ ko jubbanti mooy xaar bi yàgg na ndax pour nga wàcce sa gerte def fi fukki fan loolu yàgg na gis nañ ne loolu xaar bi yàgg na jox nañ ndigal li ko di tamit mooy comme daaw ak daaw jéeb yëpp dañoo ni woon nit ñu bari andi personnel bu bari pour ñuy wàccee lu bari te gis ñu woon dara te ñooñu dañoo ko ni woon doon leen fay moo tax ren ñu ne bala ñu ciy dugg nañ xaar ba xam ndax daañu gis ay camion wala déet comme nag léegi commencé ñoo gis camion yi daañu yokk personnel bi pour que 500 tonnes jour parce que fi mu doon ñu ngi def juróomi téeméeri tonnes par bis 500 tonnes jour yooyu ñuy def ñu yokk ko def ko junniy tonnes par bis pour que aussi nit ki bu ñëwatee diggante bi muy wàcce camion ak bi ñu koy fay bu mu ëpp semaine loolu mooy ndigal li nga xam ne incha allah bu ñu tasante direction locale bi daañu leen ko wax pour ñu liggéey ci bu ko defee bu semaine bi jeexee semaine ba léegi di ñëw ñu départ. Youssouf Bodian maa ngi leen nuyu. di la fay Seydou di nuyu ñëpp. dañ koy tàmbaleeg football Patrice Motsepe naka war a taseeg Paul Biya tey jilee. président CAF ak njiitu réew bu Cameroun dinañu waxtaan ci tolluwaayu mbas mi ak lii di variant Omicron bi nga xamante ni réew yu bëri rawatina yi nekk ci Europe di club yi jàpp na ni danger la ci seen joueurs yi ñuy bàyyi ngir ñëw football ci Afrique waaye ci waxtaan boobu kon nañ xam confirmation kon ci CAN boobu lee ndax dina am waaye kii di Patrice Motsepe nekk président bu CAF moom am na yaakaar bu baax a baax ni CAN bi dina am ba tax na démb ba muy visiter stade bi di Olembe mooy stade bi dalal match d'ouverture CAN bi mu jox na gaa ñi rendez-vous le 7 janvier nee na ci lay agsi moom ak njabootam foofu lee ca Cameroun le 9 compétition bi daal di door kon dinañu topp waxtaan boobu muy amal kon ci kanam incha allah ak njiitu réew bu Cameroun yi leer ba leer mooy CAN boobu lee ñu dàq ko Idrissa Gana Gueye ak Abdou Diallo ñoom ànduñu ci ñaari internationaux sénégalais yi nekk ca Paris Saint-Germain nee nañ ñoom yàkkamti nañu ñëw jouer pour Sénégal te sax gagné CAN boobule ñu wax ko ci ab interview bu ñu sekkoon ak suñu naataango yu Le Parisien. ñu waxtaanee Premier League fii ci Sénégal moom dañ koy foofu ca Angleterre dañ koy daal di wéyal. waaw jamono bi ñuy sàkku kon ñu dax CAN bi ñoom ñu ngi wéyal seen compétition wéyal match yi doonte sax am na ay entraîneurs yu bëri yu mel ni Jürgen Klopp di entraîneur bu Liverpool ànduñu ci waaye nee nañu ñoom léegi soo amee fukki joueurs ak ñett yu disponible. mun nga kon jongante ndax ñu ngi jëm ci ay jongante yu am solo di Boxing Day bi mooy lendemain Noël le 26 décembre nañ ci joué suñu noppee ñu jouewaat yeneen ñaari match diggante 26 kon ak le 3 janvier di période boo xamante ne tamit ci wàllum koom day indi lu bëri lii di Premier League bi ba tax na ñoom bëgguñu ko dàqal. ñu ngay waajal nag samp ab office national fii ci Sénégal nag jëm ci xool nan la ñu war a yoree ay bërëb yoo xam ne fa la ñu tàggatoo. waaw dina wéru kon ci ministère des sports moom nag liggéeyam mooy fexe ba yorin bi ci stade yi mu daal di baax ginnaaw loolu tamit ministre bi sàkku na ngir ñu gën a ubbi di annexe yi maanaam salle de conférence yi ak yeneen yi nekk ci stade yi ay privé ñu mën ko exploiter ngir xaalis mën a dugg ci stade yi ñu déglu Matar Ba mu yëkkati kàddu yooyu lee ci arène nationale ci Pikine ci micro Ndongo Ka.
wàllu infrastructure sportive yi nga xam ne yorin wi ala kuliyalin dana changé parce que bu fekkee ne nañ daan yore la ñu daan yor dafa changé ñu am lu ko gën am lu ko ëpp doole il faut que yorin wi changé mooy fii ci arène nationale bi boo gisee ba léegi administration forte bi ñu fi war a def di jël diir dañu am kayit yoo xamante ne ay charte la ñuy jox ko secrétariat général du gouvernement pour que ñu créer lu ñu tuddee office national de gestion des infrastructures sportives loolu dana tax yorin wi changé parce que fii ñu nekk ci arène nationale ak yu bees yi ñuy tabax du fu ñuy tàggate yaram rek dafa am mbir yu fi ne yoo xamante ne nit ñi mën nañ ko exploiter ay conférence parce que fii am na fi ay salle de conférence am salon de thé am lu ne loolu war nañ ko jox sénégalais yi nga xam ne dañ nekk ci wàllu woowu ñu exploiter ko ba ndaje yu andi koppar di fi mën a am mën a accompagner yorin wi loolu lu xaw a mel noonu dana am fële ca stade du Sénégal parce que stade yi léegi comme ni ma ko waxee fu nit ñi mën a daje la fu nit ñi mën a toog di fi waxtaane lépp war na fi mën a am loo xamante ne budget bi état bi def pour gestion bi loolu dina ko ful ba nga xamante lépp lu fi yàqu ñu mën ko defar gën a yaxanal li nga xamante mooy infrastructure. mu ngoog ñu wotali Mbàkke Youssouf ni ki nag démb amoon nañ fa guddib arts martiaux. di initiative ay club yu nekk foofu la ci dëkk ba li leen soxal mooy fexe ba fësal wàllum arts martiaux ci Mbàkke occasion tamit ci ñoom ñu sàkku ñu gën leen jox ay moyens waaye tamit ay infrastructure ngir ñu mën a tàggatu Papa Balla Gueye. gannaaw football arts martiaux bokk ci discipline yi nga xam ne moom la ñu gën a def ci diwaanu Mbàkke waaye nag jafe-jafe rek la ñuy jànkonteel suñu sukkandikoo ci maître Amsatou Ba mi nga xamante ne dafa bëgg ñu gën a soqali li jëm ci arts martiaux ci département bi. moo xam salle la bu ñu entraîné moo xam matériel la ak lu mu doon dafa jafe parce que sànq maa ngi koy wax mu ne maanaam tapis yi nga xam ne moom lañ lal carré bi mu ngi nekk 20 000 francs léegi loolu nga bëgg ci jënd 60. yenn ci candidat yi ku ci mel ne Matar Diop ci conseil départemental bi moom it fas yéene taxaw temm ngir saafara jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu jànkoonteel. ay subvention gis nañu mérito ngeen am ay tapis yu bees tax mérito ngeen am ay gants mérito ngeen am ay ceinture mais aussi mérito ngeen am ay vestiaires ci seeni salle pour que bu ëllëgee au moins mu mën leen servir à quelque chose donc. teg ci Abdou Karim Fall mi nga xam ne moom it candidat la ci mairie bu Mbàkke. dana tax aussi nit ñi gën a intéressé wu ci arts martiaux yi parce que li ñu xamul mooy arts martiaux dafa am affaire bu grave bu muy def ci doomu aadama mooy discipline te discipline mooy li ñu gën a manqué Sénégal donc ce qui fait que en encourageant les arts martiaux en organisant des compétitions. discipline yu bari ñu daal leen di présenté muy taekwondo samado karaté kung fu ak yeneen ci ay discipline jot nañu nag daal di sargal ñi nga xamante ne ñoo fi bàyyeekoo te bokkoon ci ñoom gannaaw liggéey yu am solo yoo xam ne def nañ ko ci arts martiaux ci département bu Mbacké. war ngay fàttali ndax ëllëg ñu ne mu gën a ñëw waaw kon ñaari ñoom Papa Balla Gueye Mbacké rajo Futur Média.